mani ñaata ñoo nekkoon ci listu CREI yi tey ña nga ca Macky Sall ci wetam CREI budget 1 milliard la am amul dossier toppul kenn te ña ngay seen xaalis ña ngi fafal xamuñu sax lu ñuy liggéey. da ngaa dégg bu wax ci nouveau doyen des juges que ni mbir yi ñun day gën a tàggateem bi. xoolal gis nga dossier boobu ñun dañ koo jàll pour ñun ci ginnaaw la ñu féete. Ah oui. parce que ñoom ñoo démontré ni tey jii nëbbatootuñ yow kay li nga waroon laajte soxnay ministre de l'intérieur porté woon na plainte benn avocat bu ne ko woon yaa bind plainte ba. soxna ministre de l'intérieur laa la wax plainte ba fu mu toll. plainte bi anamu dossier boo xam ni boo ci tuddee tudd ci ministre tudd ci ñu soxna ministre de l'intérieur ak yooyu ñun xam ñoom léegi leer na leen ni dossier bii bu ñu amoon luñ ciy topp ndax xoolal dossier boo xam ni Sénégal bi muy am ba tey yaa ngi soog a dégg affaire Mamadou Dia am na fi affaire Khalifa Sall affaire Karim Wade xam nga yooyu yëpp ay dossiers yu yëngaloon réew mi la mës ngaa dégg juge bu démissionné depuis Kéba Mbaye bañ sàccee élection yi mu xam ne lii mënu ko valider mu démissionné mës ngaa gis juge bu démissionné ci dossier parce que li ñu ko bëgg a forcer la bañ inspecteur commandant ki doon gérer dossier bi capitaine bi doon gérer dossier bi anam ñëpp génn nañ nga foog ñooñu dañoo ànd ak Ousmane Sonko ñooñu Pastef lañ bokk lu tax ñu parce que xam nañ ni li ñu leen bëgg a def loo mënul ne nee nañ leen dossier bi mënuñu dañu leen a bëgg a def loo bu ñu leen bëggul woon a sëriñ bi lan mooy démissionné loo juge boo xam ni dañ laa joxub dossier nga ubbi ko tëjaat ko ni leen maa ngi koy teg Khalifa Sall amul loolu Karim Wade amul loolu Ablaye Wade mi nga xamante ni ban juge ngay waxal yow ci coow li ban juge moo démissionné ban la déet dama lay laaj dama lay laaj juge bi mu njëkkoon a bi Mamadou Seck nga dafa désisté wu dafa désisté ban juge nga mës a dégg Sénégal mu désisté wu sur un dossier politique Ablaye Wade ba muy opposé wu Ousmane Sonko da ko ëppoon envergure ñaata dossier la am ñaata yoon lañ ko tëj lan moo tax juge mësul désisté wu gis nga juge bu ubbi dossier fekk ci lu am ful la coowal politique mënu koo tee mu désisté Khalifa Sall sëriñ ak kilifa diine yi wax nañ mais benn juge désisté wul parce que ñoom mën nañoo xoolub dossier xëy na même si le dossier est politique ñu ne xëy na mën nañoo langaamu fii pour sàkkal pa mais dossier boo xam ne capitaine bi yoroon enquête bi gisatuñ ko ci génn na dàq nañ ko juge ba ko yoroon da koo ubbi tegaatal leen parce que liñ ko bëgg a def loolu la ñu leen lii mënul ne gis nañ rapport bi mu ni dañ maa violé ëmb naa affaire yooyu nit ñaa ngi koy laaj ana sa doom ak yooyu gis nga man soxna soosu bugguma sax di ko tudd non parce que du loolu moo am solo du loolu moo am njariñ parce que ñun dañoo xam ni coow mais Maître El Hadji Diouf wax na du yàgg dara dossier bi daañu ko atte te it confrontation dina am diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr te dinañ leen déglu ñoom ñaar te moom it ku jege dossier bu ni mel la su ko waxee am na lu tax procédure pénale la ku ñu war a déglu dañ lay déglu oui dégg nga Ousmane Sonko barki démb bind na leen ni leen déglu leen ma wala ngeen lever ngeen delloo ma sama passeport soo leen xaaree ba élection yu jub si ngeen naan da ngeen may woo du ma dem xam nga ki toog ni leen déglu leen ma Ousmane Sonko bind na leen moo nee na leen bu élection yu jub see boo ma woowee du ma dem du ma nangu ngeen di manipuler dossier bi déglu leen ma parce que dama soxla sama passeport bëgg a tukki donc dossier bi nee naa la ñoom niñ ci génne xëy na mooy seen wax ñun situation bi dañ cee am naqar parce que dafa am fukki xale ak ñeent yu ñàkk seen bakkan ci événement yi moo tax ma ni la dossier boo xam ne état du Sénégal da koo fulaal du mujj ci El Hadji Diouf yow xam nga loolu loo bëgg a foofu non mais xam nga El Hadji Diouf c'est quelqu'un boo xam c'est un magistrat c'est un brillant juriste boo xam ne dañ ko respecté man je comprendrai jamais niñ ko guignoliser nii nekk ci télé bi maanaam boroom xam-xam la quoi koo xam ne dafa am benn taxawaay bu mu waroon am xam nga yow am nga avocat yi nekk Sénégal ñi nga xam ni dañoo sérieux suñ toogee di wax ak yow sax da ngay xam ni ñii li ñuy wax dañ ko mais dossier bu mujjee ci loxo El Hadji Diouf ay Hélène Gaye ak ay ñooñu déggatoo ci ministre déggatoo ci député déggatoo ci kenn amul benn ministre boo xam ne jamono ji ak député kenn koo xam ne yaa ngi tuddati waxu Adji Sarr seetlu woo loolu xanaa observateur nga lu tax déggatoo kenn wax ci loo bëgg a wax foofu mais parce que xam nañ ni ñoom seen problème mooy nu may def ba bañ cee tax foofu la dossier bi toll jamono ji sëriñ bi lan moo tax nga am sa opposant boo jàpp ni dafa violé te déggatoo leen ñu tudd turu Adji Sarr tudd ci turu Ousmane Sonko déggatoo ko ci ministre déggatoo ko ci député
El Hadj Diouf moo ci nekk di wax rek. maanaam lii xeeñ dossier classé sans suite la. man de du ma toog fii naan la dañ koy. non dama bëgg a wax ay éléments xoolal. lan moo ci intérêt Ousmane Sonko ci dossier bi. déglu ma mu yegg ca procès wala ñu classé ko. juge lan la intérêt amu ci maanaam. amu ci intérêt. non Ousmane Sonko comprendre loolu li ma la bëgg a wax. ah mooy. maanaam dossier bi dama ni la jël ko étape par étape waxuma la nekk ca biir ak dugg na fii. dañ koo jébbal ab juge. ab capitaine la moo ko njëkk a gérer dossier bi nga dégg xëy suba ni dàq nañ capitaine bi xamul Ousmane Sonko bokkul Pastef nekkul mbokk Ousmane Sonko. ñàkk na liggéeyam bëgg Ousmane Sonko taxul mu ñàkk liggéeyam. juge bañ désigné woon ubbi dossier bi daat leen koy tëjaatal ba mu rafet te déglu na Adji Sarr ba pare daat leen di tëjaatal dossier bi ba mu rafet daat leen koy tegal foofu ni leen man de lii du ma ko gérer. am na wala amul. ma ne la léegi histoire du Sénégal kañ nga mës a dégg juge bu désister ci dossier politique mosoo koo dégg lu tax juge bi désister. mais derrière amoon na benn pression bu jéggi dayoo. avant même événement politique. mois de mars yi. déglu ma gis nañ ci sax même bu fekkee ni am na ñu ko lié sax ba ci génn àddina juge bi nga xam te ne mooy Samba Sall am liñ ci wax yëpp. naan dossier bi dafa mystique. mani corsé loolu di ko ci wax. ba li ci am yëpp fii la fekk. Amadou li ma la wax fii la fekk. on parle de Ablaye Wade jamonoy Ablaye Wade moo gënoon a compliqué. tëj nañ fi opposant yoo xam ni mënoon nañoo yëngal. événement mois de mars bii nii mun nga ko méngale ak benn ci événement yu am ci Sénégal ci histoire politique. boo xam xoolal. ci mémoire non. ñaata policier ñoo fi dee woon. bii da nga cee dégg policier bu dee bu ñàkk bakkanam ay policier 93 ñaata ñoo ci ñàkk seen bakkan dama ni. événement bi tournure bi mu jëloon ak fi mu eggoon. fi mu eggoon nit ñi ñoo dem ba comprendre ni dootuñu bàyyi un président de la République toute chose égale par ailleurs toute proportion gardée. contexte Covid ak contexte confinement ay nit ñoo jóg ni ko lii ngay wax gis nga viol dañ ko criminaliser du lu ñuy caaxaane. ñun li ñuy bañ waa Pastef mooy ñu jël dossier bi ñàkkal ko fayda ba sax jigéen bu ñu nee dëggantaat violé nañ la. nit ñi naan gisoon nañ fi Adji Sarr ñun bëgguñu loolu. moo tax ñun dossier bi fulla gu mat lañ ci teg. parce que mais viol mënuñu ko ñàkkal fayda sëriñ bi. parce que tey affaire bi fi muy mujj mooy fu jigéen jógatee wax ñu ne ko gis nañ fi Adji Sarr loolu la ñuy bañ. mais fulla ji mooy lan mooy dañ ko jox fulla parce que fiñ ci toll nii mbir yaa ngi traîner. ku ko traîner loo. oui. ci kan la traîner non defal ndaag est-ce que da nga dégg ñu ne la avocat Ousmane Sonko yi ñoom ñoo demandé une suspension de procédure wala dara dégg nga ko kan moo traîner loo dossier bi ça fait 1 an presque ñu ngi jëm ci 1 an dossier bi lan moo ko traîner loo yow kay li nga war a laajte nee naa la jëlal éléments yi benn par benn capitaine ba yoroon dossier ba génn nañ ko gendarmerie juge bañ désigné woon ba mu ko ubbee ba auditionné teg na ab dossier. déet moo wax la léegi na la Ousmane Sonko neen du maître El Hadj Diouf nee na du yàgg dara daañu dem ci confrontation nañu déglu nga bëgg ne kooku daal dañ ko guignoliser dañ ko nangam ay waxam kenn waru ko fullaal kenn waru ko nangam waaw. bi mu ko waxee avocat Ousmane Sonko génn na nee na ko da ngaa génn di wax man mi avocat Ousmane Sonko lii ngay wax yëguñu ko tinuñu ko. bu la neexee nag nga gëm maître El Hadj ma nekkuma fi sax di weddanteeg moom. parce que man damaa jàpp ni kilifa la goo xamante ni xëy na moo ngi joué rôle am man du ma fi nekk di ko xas wala dara c'est pas mon but dama lay wax ni la jëlal ay éléments objectifs dans un dossier de viol liñ ci bind damaa ëmb am naa lii dugg na fii génn na fii résultat ya rapport gendarmerie bi mu génnee li mu wax dafa leer naa man de liir naa lii gisuma fii. waaw d'accord léegi chronologiquement non xam naa li may bëgg a wax ne chronologiquement ci fee yi ngay wax ak liñ ci wax yëpp lan ngeen jàpp ne mooy ci yéen mooy wane définitivement que ni kat lii yëpp ku monté la woon mbir yi leer na lan la. xam nga tey procès la wala lan la comprendre ni. oui yéen dafa mel ni seetlu leen loolu. yow da nga defoon ni gouvernement bi dossier bi xam na nan lañ koy vider parce que même boo demee procès. ki ne la woon ëmb na même boo ko gisul ak doom. moo lay wan ni déjà am na ak wax ju dul dëgg ju nekk ci dossier bi ndax damaa ëmb moom kenn sexalu la lem nga wax ko. mais ëmb tamit process mun na interrompre. non bu interrompé dossier dina génn këyit wane ni interrompre na rek. waaw l'essentiel mës ngaa gis ku ne damaa ëmb. ba pare jiiñ nit viol rapport gynécologie bi bindul ni daa ëmb. mës nga gis loolu mës nga gis ku ñu viol boo xamee nan la gynécologue di seetee viol nga di ba mu ko xoolee. moom laa wax ma ne éléments yi yëpp ki ko war a apprécier jàppoo leen ni yegg ba foofu mu leer. maa ni
yow nga wax léegi ni justice ni doxee wóor na ne bu ngeen demee procès tamit wóor leen ni mooy le problème dama lay expliquer lan mooy problème gouvernement bi xam nañ ni dossier bi du dem sauf que génn ni Ousmane Sonko deful dara dañ ko jiiñ yaa ngi imaginer conséquences yi. conséquences yi lan la. lan mooy conséquence mës ngaa gis gouvernement bu yëngalub réew mooy wane ni kon complot bi dootul woon ay caaxaan il faut ñu xool ñi nga xam ne ñoo trempé ci complot bi dem indi plainte bi avocat Sow ànd ak maître Dior Diagne ak consort bu dee Adji Sarr dañ ni affaire bi complot la woon ñaata at lañ koy tëj kaso pour dénonciation calomnieuse. bu boobaa lan la ñuy wax nguuru Macky Sall ñoom seen problème mooy bu doon tey dañ naan Ousmane Sonko demal sa kër bàyyi nañ dossier bi mais daf fay yem Sénégal yëpp noppi. kon bàyyi nañ ko mais dañoo xool conséquences yi. tey Ousmane du ko bàyyee noonu sax. bu ñu ko dem mais yow dama ni la gis nga sëriñ bi boo ñu xoolee nee naa la yow daal xaw ma observateur war na seetlu dara ña doon wax ci dossier ba plateau spécial yi ñu defoon ministre ak DG génn. déggatoo kenn tudd waxu Adji Sarr man daal lii laa ne est-ce que seetlu nga lool kenn moo ci nekk di wax te kiy wax da ngay jàpp ni problème bu mu am ak Ousmane Sonko personnel la. sérieusement non xam nga Maître El Hadji Diouf dafa jàpp ni waa Pastef dañoo réew waa Pastef dañoo def li fekk dafa am benn incompréhension bu am suñu diggante. mooy bi mu fi jàppantee ak Jomaay. dafa def comprendre li ko Jomaay di wax mu jëlee ci mer. jàpp ni ñun dañoo nekk ñoo xamante ni réseaux sociaux yi dañ may saaga et cetera et cetera et cetera moo tax ma ni la moom li mu ciy waxul sax ci dossier bi boo ko xoolee c'est un problème personnel bu mu am ak Ousmane Sonko une inimitié bu mu am ak animosité personnelle bu mu ko yóbbu foo xam ne ñun nekkuñu foofu parce que jàppuñu ni suñu adversaire politique la ñun jàppuñu loolu donc la mu ca mën a wax dama ne la daal dans ce gouvernement waxu Adji Sarr kenn moo dese wax ji te je vous défie nga génneel ma beneen ministre ña génnoon ci plateau spécial xam nga APR dafa génne woon benn note bi mu amee ni leen occupé leen kii bi yow journaliste nga li xew ci dëkk bi xam nga ko ab note la génn leen ngeen occupé ñu xëy suba toutes les télés à la même heure ñoom ñëpp def émission sur Adji Sarr ña génnoon ñooñu ñëpp seey nañ man la gis nga dossier bi bëgguma mel ni dama ci am ndam di ko bàkkoo parce que dama xalaat ni fukki nit ak ñeent dañ ci ñàkk seen bakkan mu nekk lu mënoon ñàkk mu nekk lu dangereux précédent bu dangereux mooy un gouvernement boo xam ni jàpp na ni par des complots par des méthodes de barbouze ñi bokk ci ñoom mais ki nekkoon te ci début ba muy jeexit amul benn responsabilité bu ci Ousmane Sonko am déglul ma wax la amul ci benn responsabilité xam nga responsabilité moo bi dafa am sens responsabilité mooy ko enfreindre une loi loolu mooy responsabilité ku enfreindre une loi ak un règlement gis nga Ablaye Baldé pourtant ancien commissaire DIC la de dafa génn nee na leen xam ngeen ni moos dossier bi man liir naa ko liiraat ko ancien commissaire u DIC Ablaye Baldé maire Ziguinchor te du xaritu Ousmane Sonko adversaire am la nee na leen xam ngeen ni tous newu ci DG ONAS bi mu génnee lu mu wax nañ leen waxante dëgg ñun xamante nañ suñu biir APR laa bokkoon ci mouvance présidentielle bi laa bokkoon ay nit ñoo jóg dugal ci président ñoom seetal nañ ci ñi ci ëpp ñi ciy wax moom dañ ni Macky Sall du moom mooy origine bi def nañ ba pare jàppoon ne affaire bi baax na ndekete affaire bi musiba la leen jural dégg nga ministre de la justice waaw bon xam nga dossier bi bon même bu ñu nee la viol dégg nga ko li mu wax sorteem bu mujj ba ci dossier Adji Sarr fàttali ñu lu mu wax lam ca wax kay tàpp ko waa xam nga dossier moom bu ñu nee la viol dama ni gis nga dossier viol dadul lu ndaw wala lu ñuy foowee ñoom bu ñu amee ay éléments amul juge boo xam ne di nga ko indil élément te élément bi juge bi mën a am mooy le rapport mais yow rapport bi nga xam ni yow yaa demal sa bopp ànd ak waa gendarmerie ñu génneel la rapport ki ko def gynécologue waxuma rapport gynécologue mën nga cee xamee viol mais dafa naan kii de gis naa ci moom sàkku nañ ko léegi te moom nee na biñ ko sàkkoo ba pare ci la dem ca gynécologue bi nee na kii de yàgg nañ amoon na ay jëflante yu mu jëflante xam nga jigéen la sax doo nekk di ci bëgg a kii nii quoi mais kii de yii mu jëflante góor lu yàgg la du léegi nii mu wax capitaine bi yore dossier bi génn juge biñ ko jox mu am ful lay boppam ubbi ko xool ko auditionné Adji Sarr daal di tëjaat dossier am ni leen man maa ngi génn nit ñi continuer naan dossier bi am na lu ci ne gouvernement bi waxatul ministre ya ko ngàbboon noppi finalement nga dégg tey Adji Sarr génn na ma ngay TikTok ma ngay lii
après maître El Hadj Diouf moo ci des gouvernement bi bu amoon fu mu jàppee Ousmane Sonko. jàpp nañ ko mi ko tee ne la waxuma la jàpp nañ ko yem ci kon day mobiliser ay avocats internationaux. mais kon léegi kon dossier bi lu ci des. kon luy xaar parce que yow buñ la déggee ni ngay waxee ni nuruwuñu yoon wu ñu yóbbu ci procès ngir mu comme li ngay wax nii mu firndewu ni en réalité complot la ngeen cee def ngeen def ko ci maanaam say wax duma ko ci gis duma ko ci dégguma ci it yoon wu jëm ci classé ko comme dossier la boo xam te ñi ci am ful la ñëpp yër nañ ko xam ne dara amu ci gisuma yoon woowu kon finalement nan ñu def ba li tegu ci kawam moom Ousmane Sonko mu teggee ko ba la ngeen ci war a def ngeen def ko ci kon lan la kóolute amul gouvernement bi nee ngeen moom la kóolute amul ci justice ci ñi nga yore jamono ji wax naa la doyen des juges bu yees bi waxoo ci yéyoo ci yàbbeyoo te wone woo luy nuru ni wóolu ngeen ko ci dox